téléspectateur Côte TV salaamaaleykum ma nuyu leen di leen ziar fu waay nekk ba fu waay tollu dini safoo comme ça su nekk waxtu bu ne ni ñu koy defee tey spécial tey mu neex la ñu daal di koy ubbee li nga xam ne moo di aada ak cosaanu Mbour ñu fekk si fi les jeunes salbé de Thiocé Ouest mu nekk seen 5e édition nee naa la Mbour ku ne Sorouba ne Kankourang waaye Mbour ku ne Kankourang ne Sorouba ba tax na ñu ngi fii biir Thiocé fekk si fi les jeunes salbé de cellule Thiocé Ouest ba tax na dañuy daal di dugg si biir xool ñoom naka la ñuy waajee li nga xam ne moo di seen ouverture Kankourang ak naka la ñuy waajee ñoom soose yi dañuy ànd ak sama cameraman ñu dugg si biir de léegi lay doona noonu lañ koy daal di defee nee naa la cin bu naree neex bu baxee dafay xeeñ foo gis sër waaye nee naa la foo gis gaa yaa ngi fay jóg di tëj damay daal di laaj ñi nga xam ne ñoo di les jeunes salbé de cellule Thiocé Ouest naka lañ préparé li nga xam ne moo di Sorouba cellule bi leen di laaj naka la ñu préparé li nga xam ne moo di seen 5e édition sëñ bi laa def maa ngi sant alhamdulilah yaa ngi si jàmm maa ngi sant dafa mel ni yaa ngi ci activité de waaw fi mu ne nii kay lu waay wax ma dugg ci naka ngeen gisee 5e édition Thiocé Ouest bi affaire bi kay macha allah li gars yi di wax naan dafa ala dawme waaw parce que dara nee nañ cin bu naree neex bu baxee xeeñ mais tey dara du yomb est-ce que Sorouba yi dina wuteeg Sorouba yeneen bii mooy las bi waaw waaw mais sant yàlla rek di ko organiser chaque année rek muy doon loo xamante ni aada la waaw dafa bokk ci ñun ay soose pire lañ lii chaque année bu ñu ko organiser daf ñuy gën a neex mais bi ren moom macha allah moom waaw macha allah sant yàlla rek di ko teg ñu koy fekk ay déwén yu bëree bëri waaye. Pamala ñu koy laaj naka nga gisee 5e édition jeune salbé Thiocé Ouest. waaw balaa maa commencé si loolu ñu dellu di sant yàlla bu baax di ñaan yàlla si lii ñu jëm si muy suñu aada bi ñu bokkoo waa Mbour yëpp di ñaan yàlla ñu dugg si bisimilahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabil alamin di wax waa Mbour ñu comprendre te ñu xam ne affaire yi nag ñoom ñoo ko bokk lii nag sant yàlla rek la ndax ay xale yu nekk si koñ vraiment di organiser lu mel nii ñëpp ñëw di ci jàpp waa nit ñi ñoo baax rek waa ñun duñ ci dara daal nit ñi ñoo baax di leen remercier yéen waa Sen TV. ay ca gars yi niñ koy waxee rek nee naa la fii mel na ni footballu dof dama daan wax footballu dof waaye fii mel na ni footballu moom waaw foo ko natt rek weesu na ko mais nag sant yàlla bu baax quoi parce que tamit xam nga bon nga organiser mu mel nii jafe na fii daal Mbour waaw mais nag bon maa ngi gërëm waa association bi yëpp ñi ci jàpp xam nga ba mu yegg si fii waaw kontaan naa ci yow. ñu ngi nii ak kenn ci nga xam ne moom nee naa la aar da yëngu ci moom balaa moo nuyoo daf ñuy may benn laay may ma benn ma dégg. Kelmo, bamba kelmo, kelmankaña. Baye ak
si jàmm. sant borom bu baax. dafa mel ni sa yaram tàngagul de. non tàngagul xam nga man muy gën a dem muy gën a tàng yaa ma gën a xam. waaye naka nga gisee mbooloo bi nii. waaw mais sant yàlla nag woote ñu wuyu si la rek loolu rek sant rek la ko am mais nag sant waa Mbour yëpp di leen gërëm yéen ñi nga xamante ni yéen a ko médiatiser aussi waaw dañ leen di gërëm bu baax a baax gis nañ li nga si def bu baax a baax di la si gërëm di la wax yokkute gu bëri. ay ma leen ko waxee nee naa la fi mu toll nii jigéen ñi fii may na ni footballu def damay laaj coose ak 11 novembre fan moo ci gën a neex ba tax na ñoo ngi fii at naka nga gisee suuru baa bi. bon suuru baa bi jàmm ak salaam rek dañ ko gis ci bisimilah rahmaan rahim parce que ne ko eggali ca alhamdulilah rabbil alamin ndax lii at bu nekk la te yokkute rek lañ ci gis yokkute kese lañ ci gis ndax jàmm ak salaam góor ak jigéen lañ ay selbe yu góor ak selbe yu jigéen chaque année ñu organiser di pare suñu campagne di ko def ci jàmm ak salaam nag amul ci waa amul ñaaroo góor ak jigéen ak ndaw bëggee rek fël fa daal ba suba. mel na ni footballu dof waxtu bu ne nee naa la fii mel na ni footballu dof laa doon wax tey gis naa footballu dof ba tax na maa ngi fii ñi nga xam ne ñoo di seen i mag ci aada bi ñu nekk fee ak Alaaji Magay Seck ñu koy laaj ni mu gisee li nga xam ne moo di 5e édition des jeunes Salbé Thiossé Ouest Alaaji Magay nuyu nañ la. waaw ñu ngi lay fay di la ñaanal yàlla xam ni lii moom mooy baaxu Mbuur la Sëñ Tuubaa noon mujj jamono lu buur la jëm léegi lii septembre ñëppay buur jëm Mbuur ndax aada la joo xam ni soose si ñoom seen aada moom ak xale yi. li ma fi yëg mooy ñi ngi ci jàmm ak salaam di ñaan yàlla ñoom itam nawet bii ñu dugg yàlla dina wàcce ndox dina wàcce xeewal ndax soose si seen baaxu maam la ñu nekke ca yàlla daa bëgg mooy sunu maam kon yow lii nga def rafet na ci septembre bi yaakaar naa ni lii am na solo sowru baa bu am solo la wuy ma koy defee saa su ne nee naa la lii mel na ni footballu def ba tax na damay laaj ñi nga xam ne ñoo ñëw ci sowru baa bi naka lañ gisee 5e édition des jeunes Salbé de Thiossé Ouest nee naa la fii tey kenn du téye kenn ñëpp a fii tekkeeku chéri da ngeen a chéri la man Dakar laa jógee spécialement pour lii donc tout le temps damay ñëw bëgg ko fekk donc cosaan aada dafa neex. yaa ngi kontaan. bu baax a baax ñaan yàlla ñu koy fekk ay déwén yu bari di ko dund ci jàmm. maa ngi sant yàlla. yaa ngi si jàmm. ñu ngi sant yàlla. naka nga gisee 5e édition des jeunes Salbé Thiossé Ouest. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax bu ñu teewee affaire yi parce que ay at yu bëree ngi ni ñun teewee ñu ko mais ren ji moom bu ñu ñëwee teewee ko day wane ne cosaan bi ñu fi baan ak lu nit ñi doon liggéey ba léegi mu ngi fii quoi. nga jógee ba Brésil ndax lii. waaw xam nga rek Argentine sori na trop mais suñu xele ngi woon saa su ne ñu ñëw fekkee lii mais ren jii dañoo gën a santati yàlla ba ñuy ñëwee mobilisation bu ñu fi fekk ak ambiance bi moom daf ñoo gën a joxaat courage bu bëri quoi xam na ne xel gars yi fu ñu toogoon ak fu ñu tegoon seen tànk ba léegi teggee buñ ko waaw ñu ngi kontaan nañ trop nag. ay ci ami téléspectateur dañ leen di bàyyeeg ambiance bi ngeen daal di xool li nga xam ne moo di 5e édition des jeunes Thiossé Ouest lan lañ indi tey ak lan lañ nar tey ñoom ak seen i jigéen lan lañ nar a def fii tey nee na mel naa la fii comme footballu dof kenn du téye kenn ay ca damay leen di bàyyeeg sama caméraman ñu bàyyi ambiance léegi lay doonaat.
Côte TV ni ma leen ko waxee rek noonu la woon nee naa leen les jeunes Salbé dañoo fagaru tey fii mel na ni footballu dox dañuy laaj le président Boussine Mbaye naka la waajee li nga xam ne moo di sóoru baabu mag bi nekk 5e édition. fay aji. tonton bu 5e édition des jeunes Salbé Thiès Ouest ngeen gis lu rëy li naka ngeen waajee. mais di profité ci occasion bi di baalu àq ci julli gi ñu jógee di baalu àq Mbour yëpp di baal ñëpp àq di am contentement ci bés bi ñu organiser di gërëm ñi nga xam ne tous les organisateurs góor ak jigéen ñi nga xam ne ñoo ci jàpp pour que lii mën a am réussite mais loolu yëpp bu amee di gërëm aussi sunuy kilifa muy les responsables de la cellule en l'occurrence son président Keba Sagna ak ñi mu àndal ci cellule Coose yëpp di gërëm tous les membres de l'amicale muy góor muy jigéen gis nañ seen Pastef ak seen taxawaay surtout jigéen ñi mënuñu lim mais ku lim juum mais gis nañ seen taxawaay ni ñu taxawee pour lii am parce que lii ñun bettuñu organisation bi parce que am na ku fi jaar ci bëccëg ne ma seen langue gi dafa rëy ma ne ko c'est à l'image de la cellule c'est à l'image de notre amicale parce que xam nañ li ñuy def xam nañ suñuy nit xam nañ sóoruba bi ñu bëgg a organiser donc mu doon loo xam ni réussite la mu doon loo xam ni dañu ñëw pour indiwaat cosaan indiwaat aada ñu am ci contentement bu rëy defee ko 11 novembre. di leen lancer waat un appel pour que ñu ànd dans la main ñu joxante loxo en tant que frère en tant que sœur joxante loxo ñu comprendre aujourd'hui que ni on a une jeunesse boo xam ne comprendre que ni aada bi sunu cosaan la sunu ay maam ñoo ñu ko téel ba mu yegsi ci ñun kon ñun war nañ ci jouer sunu rôle fexe nuñ koy cristalliser nuñ koy mën a conserver avec jalousie ba ay génération mun ko fekkee merci. seen i kilifa dañ leen di laaj ñoom en tant que mag ci aar bi waaye en tant que mag ci yoon bi lan la ñuy ñaax ñi nga xam ne ñoo di jeunes Salbé yi nga xam ne ñoo ngi doog a dugg papa nuyu nañ la. ñu ngi lay fay. papa lan ngay ñaax jeunes Salbé yi. ñu gën a góorgóorlu gis nañ seen organisation bi rafet na trop vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne aussi que ñoom ñu xam ne xale la ñoom ñoo jël relève bi et li ñu débuté nii vraiment kenn mënu si wax lenn sinon que baax na. ñu ngi leen di féliciter di leen encourager. ngi fi ak kenn ki nga xam ne kenn la ci gouvernement muy Baye Seck Wade nekk ci diwaanu président Macky Sall bokk ci APR mu teew ci bés bi dañ koy laaj naka la gisee li nga xam ne moo di manifestation 5e édition Baye Seck nuyu nañ la. ñu ngi leen di fay. en tant que président ñëw fekk si say rakk fekk si fay xarit nga gis manifestation bi naka nga leen ñu ngi nuyu mbokki Mbour yëpp. di kontaan vraiment ci manifestation bi nga xam ne manifestation culturelle la bu bokk ci patrimoine Mbour xam nga Mbour boo ko waxee da nga naan Mbour Coose Mbour Soose Mbour Kankura loolu nag ñun ñi nga xamante ñoo dëkk Mbour yëpp ñoo ko bokk lébu yeeg séeréer yeeg njaago yi ñëpp ñoo bokk mbirum Kankura collectivité Mandeng bi bu ñu xewlee ñun ñi nga xamante ñoo bokk Mbour ñëpp dañ ciy gis suñu bopp suñuy jarbaati ay Salbé lañ suñu doom yi ay Salbé lañ suñu mag yi ay Salbé lañ kon mën nañ ne ñun ñëpp Salbé lañ ñun ñi ngi fi toog ñëpp Kankura day dugg suñu kër. donc ñu ne message ngay lancé ci li nga xam ne moo jotoon am daaw en tant que nga nekk njiit waaye nga ngi xale say doom lan nga leen di xelal. waa di lancer un message à la jeunesse rek te xam ne lii tradition la aada la aada kenn du ko xëccoo ñi ko moom ñëpp ñoo ci bokk te képp ku ci bokk rek dañ ko ci war a jox cër ba mat sëkk nañ ànd nekk benn suqali aada bi jàppale ko ba Mbour ñu gën ko respecté ci li nga xamante ni mooy suñu aada bi muy aada bi nga xam ne collectivité Mandeng ñoo koy suqali chaque année nañ ci ànd ñun ñëpp nekk ci benn képp ku ci bokk da nga ci jóg jàpp ci ku ci bokk jàpp ci ba yëg sa bopp xam ne yow ci nga bokk waa Mbour yëpp ñoo ko bokk nañ ci jàpp nekk benn Mbour ca kanam Mbour ca kanam Mbour ca kanam ak collectivité Mandeng. waxee rek noonu lañ koy defee ñoo ngi fi ak ñi nga xam ne ñoo ngi seen i. waaw ñu ngi leen di fay. papa en tant que njiit ci jeune Salbé lan ngay ñaax les jeunes Salbé. xanaa ñu fonk suñu culture bi rek parce que amuñu dara lu ko gën li ñu am lu rëy la donc war nañ koo fonk bu baax a baax a baax parce que ñun rek ñoo ko fi desee moo tax ñu nekk patrimoine de l'UNESCO
donc nañ fonk suñu ànd ak discipline rek ñu régler lépp teg ko si yoon rek li nga xam ne noonu la ko suñu mag ñi bëggee parce que culture bi mooy dem xale mooy topp ndigalu mag nañ topp ndigalu mag ñi rek du ñu réer loolu laa leen sant ñu yaru ni ko mag ñi sant ñu defee ko noonu rek. ñu leen di ñaan rek ñu topp si mag ñi rek bañ a déborder am discipline rek ni ñu leen ko yare si ni ñu leen ko waxee si lël bi rek ni ñu leen koy waxee si lël bi ñu defee ko noonu rek discipline lañ wax donc nañ topp discipline boobu rek loolu daal lañ leen ñax bu ñu topp benn provocation ku ñu buñ ko provoqué ñu moytu la waaw. maa ngi leen di fay bu baax. nga teewal fii le député Siré Ndiaye député bu rafet bi. nga gisee événement bi. événement bi neex rek lii mooy culture Mbour. Sorouba moom ci sunu culture la bokk ñuy gërëm nag ñi nga xamante ne ñoo ko organisé di leen sant ndax mënoon nañ koo ba def ba mu jeex te duñ ci woo ñi ba waaye Mbour gépp la nu woo ñun nag ñu ne teewal fi sunu honorable député Siré Ndiaye ñu gën koo xam ci Mbour Tefes mu présenté Mbour gépp ñu kontaan ci moom amul lépp luy xew ci dëkk bi ñu woo ko te du génn lu xew nag ñu boole ko ndax député la pour département bi yëpp. moo tax lu xew lu tudd ko ci ñu di leen ci gërëm nag di leen ci sant fu mu teewul it dina fa yebal kii nga xamante ni mooy magam di Borsa Diagne présidente des femmes muy Ndeye Wa Diop Ndeye Maguette Ndiaye di géwalam man nu me mbay may géwalam kii di rakkam di maam say mbay Mbène Diouf mii di magam tubaar fa kàlla macha allah culture Mbour moom lii rek la fo la nu xam kaf la nu xam ci lii la ñuy dund septembre nag ñëpp a ko yàkkamti Sénégal gépp du Mbour rek ñëpp a yàkkamti septembre bi ndax kankurang yi ñuy bégee di leen ñaanal li ngeen. téléspectateur Côte TV ñoo ngi ñëwaat ki nga xam ne moo di président cellule Thiocé Ouest ñoom ñoo organisé li nga xam ne moo di seen i 5e événement Sorouba culture ñu gën koo xam ci wàllu Mbour kon dañ koy laaj moom naka la gisee li nga xam ne moom la ndawam yi organisé papa nuyu nañu. maa ngi lay fay. papa noo tudd. Fodé Sagna. Fodé Sagna papa nga gis li sa ndaw di organisé lan ban la nga si am. ah xam nga soose bu toogee ci lii yaram bi day yëngu actuellement fi ma toog nii mu ngi may rappelé lu bare parce que yëf yi dafa yàgg dafa du tey soose bu déggee Sorouba foo yaram bi yëngu kenn mënu ci dara waaw loolu moo am. papa en tant que président en tant que njiit ci yoon bi nga jiite ay ndaw lan nga leen di xelal. lu baax rek respect sa morom. fonk sa bopp fonk sa aada parce que nag ñun dañ ko fonk moo li ñu àggali fii dañ ko fonk am naa 81 ans waaye maa ngi seen biir ba léegi loolu fonk aada la loolu laa leen di conseiller pour ñu jàpp ko ndax ñoom itam seen i sët man ko fekkee loolu moo tax ma leen jàppale. nga gis li xew-xew bi amoon daaw Mbour yow nga nekk nit ñi lan nga leen di xelal ren. ñu ànd nekk benn buñ jàppoo nekk benn. am benn bopp rek du ñu am benn incident mais bu ñu séparé rek seytaane moo ñu dugg te loolu mat naa éviter suñu lii Mbour yëpp ko moom boo xalee xaw bu mel nii nga xam ne c'est rare au Sénégal Mbour rek lay am te au mois de septembre lay am kon nag nañu ànd nekk benn jàppante waaw merci. cellule Thiocé Ouest bi ñu koy laaj naka la gisee manifestation bi en tant que trésorier papa nuyu nañu. te booy rek parce que ñu am Pastef lañ ci cellule bi lii ñuy def nii yàgg nañ ko def depuis des années mais ça fait près de 7 ans yoo xam ne presque ñoom ñooy yor lël bi les dimanches de kankurang au niveau restauration et tout ça vraiment c'est des jeunes très dynamiques dama leen di gën a encourager rek waaw. waaw ñu xool seen mag ñi rek xam ne kankurang 1904 la fi ñëw donc def na fi 114 ans te war na fi defaat ay centaine d'années donc ku si ne na nga xool li mag ñi doon def rek nga roy ci incha allah waaw merci beaucoup. ñu bàyyeeg ambiance ba si kanam ñu daal di xool jigéen ñi lan la ñuy def ci géew bi waaye daal di xool góor ñi lan la ñuy def ci géew bi léegi lay doon.
téléspectateur Côte TV ñu ngi ne ak ñi nga xam ne ñoo di waa Sofiex ñoo jàpp li nga xam ne moo di combat les jeunes salbés de Thiocé Ouest dañuy laaj seen président naka lañ waajee li nga xam ne moo di sponsor ak naka lañ jàppee seen combat sëñ bi na nga def. sant yàlla bu baax soxna si yéenay waa Sofiex. ñun ñooy waa Sofiex. yéen ngeen jàpp ay combat yu bëree bëri ba weesu ngeen ñëw jàpp combat les jeunes salbés de Thiocé Ouest est-ce que xam nga attan ngeen ñi. bu baax. parce que du fii rek. ñun dañoo nekk ci Sénégal yëpp ba mu daj. même au-delà du Sénégal. donc fii Mbour ñoom dañoo jël lii di beurre Sofia lii di jonge lii di bocage lépp luy produit Sofia ñoom xale yi ngay gis nii dañ ko adopté def ko seen produit moom la ñuy utiliser seen i kër moom la ñuy utiliser lépp lu ñuy def moo tax man dama dëkk ak ñoom sawar ci ñoom ñuy ay jeunes yoo xam ne dañu dynamique te ci jàmm rek la ñuy dox te Sofiex jógul lu dul jàppale Sénégal et en particulier jeunesse sénégalaise. ñaata année ngeen di jàpp seen i combat ñoom. bañ ko dooree ba léegi. ëpp na fukki at boobu ba léegi ñu ngi ak ñoom te tout le temps dañuy fexe di innover di def li gën tout le temps dañuy fexe di yokk parce que lii nii du lu ndaw te bu incha allahu bu dëwënee dinañ defaat lu ëpp lii incha allah. bu ñu fi dee bàyyee yombul parce que ay jeunes yu dynamique lañ xam nga jeune moom foo ko dégg fu ne day ànd ak fugg mais ñun dina am nañ capacité buñ leen maîtriser parce que aussi li ñuy am fugg ay nit ñu réfléchir lañ ay nit ñu xam lu ñu bëgg lañ donc nit ki bu fekkee dafa xam li mu bëgg am ambition am confiance ci boppam day neex a jàppale te ñun Sofiex ci loolu rek la ñuy dox. merci. ay ca jaajëfal nañ ki nga xam ne moo fi représenté Sofiex kon gars yi dañ leen di bàyyi ngeen seetaan ambiance nee naa la fii tey mel na ni footballu dox ndax kenn mënut a téye kenn ay ca ànd leen ak sama caméraman ñu xool ambiance. di sant ñëpp di delloowaat di gërëmaat xale yu jigéen yi nga xam ni tey bu ñu amee doole ba mën a Sóoruba ñoo ñu gën a dooleel di gërëm aussi sunu papa yi toog ci sunu ginnaaw. ku mel ni papa Kéba seetaanul benn yoon ak kilifa yi nga xam ne nii ñoo nekk ci selilu Thiocé selilu Santasu selilu ginnaaw raay ba Mbuleem kenn seetaanul ñëpp teew nañu ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu may ñu tuuti rek ñu am ay diplôme yoo xam ne nii dañu koy joxe. président collectivité Mandeng kan moo ko ñëwal na ñëw ñu remettre ko diplôme bi. cellule bu Thiocé monsieur Boubacar Diamba ñoo jox ko cellule bu Santasu cellule Santasu nga koy jox ubbi ko mais dañoo bëgg nga ñëw jox Ablaye Sagnang diplôme bi tonton Lamine Diamé dañoo bëgg nga jóg ñoo jox Ablaye Sagnang diplôme am kilifa yi nga xam ne ñoo ñuy jiite fii ci cellule bi boo kaay jël diplôme bi waaw tàccu leen loolu waaye ñëwal loxoy waaw dama ni kii mooy sunu kilifa mooy Fodé Seyni Sagnang mu Sagnang Kounda mu Baye Ablaye Sagnang ñëwal waaw buuba waaw ayam diplôme bi jaajëf Sagnang Cheikh Ibrahima Koté moo koy jox diplôme bi ana géwén dama ne loolu baax ma ñëw buuba baax na buuba baax na ñuy woo président Santasu Waly sama xarit pour mu ñëw jox ko diplôme bi ñëwal yëkkati somono bi Waly ñëw Waly sama xarit a ngoog
waa dama ni sama xarit sa boobu waa léegi kii moo la koy jox kii moo la koy jox dama ni yaakaar si ñoom si ñaari waaw jeex na ma ñëw Côte TV ñu ngi ñaat ki nga xam ne moo di président des jeunes Salbé cellule Thioss Ouest dañ koy laaj naka la gisee manifestation bi en tant que 5e année sëñ bi nuyu nañ la. ñu ngi lay ziar soxna si. président des jeunes Salbé nga gis mobilisation bi lan ngay wax les jeunes Salbé. damay njëkk a remercier la opportunité bi nga ñu jox pour visibilité bi toute la population sénégalaise man ko am ci département de Mbour ndax Mbour dafa am particularité bi ko yàlla jox mooy sunu aada bi di coïncider ci 1 mois boo xam ni presque si la vacances yi di jeex yàlla def nag sunu maam yi téye ko fi ay ati at tey ñun ñu nekk ay ndono ndax ndono dafa am solo héritage boo ko fekkee décortiquer wuñ ko diviser wuñ ko war nga mën a préparer en tant que héritier nga xool noo koy préserver pour passer ko la génération à venir moo tax mobilisation bi dafa gën a dalal sama xel cela veut dire que mag ñi lañ doon def du caaxaan aada nag dafa am solo ñun nag Mbour nañu sant sunu waajur yi sant sunu kilifa yi ñu fi indil aada bi nga xam ne tey macha allah am na réputation boo xam ni boo xoolee dans le monde entier UNESCO dem na ba placé ko patrimoine immatériel de nos donc ci loolu ñu lay sant encore ci jigéen ñi parce que aada bi li ko gën a dundal jigéen ñi ci lañ bokk boo xoolee la forte mobilisation féminine est constatée Salbé nag buñ ko waxee à Mbour bu ngeen yaakaar ne góor dong la ak jigéen la loolu c'est une précision ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam merci. Amis téléspectateurs Côte TV ñu ngi nii at ki nga xam ne moo di le président Saliou Samb président conseil départemental président stade de Mbour bu teew ci les jeunes Salbé Thioss Ouest président nuyu nañ la. maa ngi lay fay. en tant que président conseil départemental plus président stade de Mbour nga ñëw fi nga xam ne moo di Seko naka nga gisee événement bi. waaw déjà ci turu conseil départemental ñëpp xam nañ ne culture dafa nekk lu ñu naan compétence transférée dafa bokk ci sunu compétence yi ñoo xam ne nguur gi jox nañu ko pour ñu koy saytu fii ci département bi et que ñëpp xam nañ la culture mandeng nekk na loo xam ne am na importance dafa nekk identité boo xam ne Mbour waa yëpp dañuy gis seen bopp donc dafa nekk loo xam ne dañ ko war a mot a sàmm la mais aussi en tant que président stade de Mbour ñii di woy yi ak Salbé yi c'est eux qui constituent le comité supporter du stade de Mbour ñëpp xam nañ ma ak jeunesse man si seen biir laa bokk donc s'ils font des choses c'est normal que je sois là damay doog a jógee réunion à Dakar j'ai eu seulement le temps de me changer de venir parce que pour man événement bi chaque année maa ngi ñaan yàlla ñun ñëpp ñu mun koo fekkee ba mun koo teewte mun koo parce que il faut que ñuy téye suñuy aada et c'est important c'est ça notre culture qui fait notre force qui fait notre identité donc dafa am importance. en tant que président conseil départemental nga gis li fi xewoon daaw lan ngay ñaax les jeunes Salbé. waaw comme toujours rek ça veut dire toujours ñu jiital xel xol yi nekk benn et puis def seen culture
culture bi nag maam yi ni ñu ko doon defee c'est par rapport lël boobu ñu doon wax ay lël c'était pour former les hommes et former les hommes mooy defar góor ba nga xam ne plus tard dina mën a yore nekk kilifa ci ay valeurs de respect de travail d'entraide de solidarité donc yooyu moo war a jiital lépp lu ñuy def donc moment bi moment de communion la de solidarité entre tout le monde pour que li nga xam ne ñoo ko bokk ñu def ko ci jàmm te génn seeg jàmm et puis xale yi nga xam ne ñuy dugalal suñ fa génnee ñu transmettre la li ngeen xamoon ne mooy suñu maam yi doon jëfandikoo ba nga plus tard ils seront les responsables de demain et ça c'est important. ndaw yi man lu ma leen di dënk rek mooy toujours rek gëm sa bopp nit ki soo gëmee sa bopp gëm yàlla tout est possible et comme je dis toujours aux jeunes il faut savoir rêver mais il faut rêver éveillé mooy nga am sa objectif se lever très tôt bàyyi grand place yi bàyyi naa ataaya yi dem pagaru takku ñëw liggéey parce que liggéey moom mooy jox sa dignité pour man j'y crois et puis ñun tamit en tant que autorité yi loolu lañu war a njëkk a jiital ci suñuy politique mooy xool naka la xale yi di amee xëy bàyyi politique politicienne bi dugg ci politique de développement bi boo xam ne politique boo xam ne day amal njëriñ askan wi man loolaay oo xale yi daal jóg leen bu leen xaar kenn yorewul seen i lendemain seen avenir yaa na ko yoral seen bopp bu leen xaar ci kenn jóg leen ngeen uti liggéey ànd ak ñu ko war a liggéeyal ngeen dem liggéey incha allah. waaw mais comme ni may wax rek lii tey yàgg naa fi ñëw mais bii maa ngi koy doog a gis lii mooy yéen tamit toogu leen yaa ngeen di am ay initiative di ko doxe di ko jëfe et donc vous êtes un exemple continuer leen di ci dox ñu ngi leen di encourager et puis comme ni ngeen wax rek man ak samay morom loolee xalaat ne war na ci mën a jàpp rek pour que ngeen mën a faire rayonner notre département faire rayonner notre commune de Mbour nañ leen si fekk si jàppale leen si incha allah. comme d'habitude lu fu mujj lépp dañuy mujj rek di mbaawaan rek continuer dem ñëw Mbour waaw merci beaucoup. jaajëfal nañ ko bu weex nga dégg le président.